ci service d'hygiène te service d'hygiène ku ko wax da ngay wax màcc bi nga xam ne pàcc bi nga xam ne moo jëm ci wér-gu-yaram waaw wér-gu-yaram bi nag ñaari pàcc la benn bi faj la benn bi maanaam jël say matukaay la ah jël say matukaay pour feebar bañ la dal donc ci côté boobu la ñuy yëngu aada la nag ñun waa service d'hygiène yu mel ni gàmmu ziyaara màggal ak yooyu bu amee toujours dañuy dem def fa sunu waar bay fa sunu waar alors bay sunu waar bi mooy lan mooy bi liy amee ñu xam ne màggal gi màggal bu rëy la parce que ginnaaw Touba Daaru Musi gi moo si topp te ñu xam ne chaque année d'après sunu appréciation bi nekkee ci région bi yàgg na lu mat million ak lu teg ci doomu aadama dinañ fi nekk alors dinañ fi ñëw jóge ci région yi mais aussi jóge ci yeneen dans la sous-région c'est pourquoi dina bëri nit yoo xam ne dañuy ñëw fii bi nga xamee ne nit yi dañuy bëri ñëw fii ci la oo samay naataangoo ñi nga xam ne ñoo yore chef sous-brigade yi départemental yi alors ñu ñëw fekk ñu fii ñun ñëpp ñu dajaloo ak l'équipe bu régionale bi xale yi ñoom ñëpp ñu daja fii pour mën a yëkkatindoo dóorandoo defandoo liggéey boo xam ne bu mucc ayib la boo xam ne bii alors ñi nga xam ne ñëw nañ fi pour liggéey leen ko dinañ ci jëlee kontante mais aussi ñun tamit suñu wàllu bopp dinañ ci jëlee aussi ñun tamit kontante parce que kontante mooy lan mooy liggéeyal nit ki mu gis ci boppam mais ñun tamit ñu liggéey boo xam ne bi dañ ciy gis suñu bopp alors loolu moo ñu tax a ñëw fii ñëpp daje fii produit bi doy na oto yi doy na personnel bi doy na wax dëgg yàlla depuis le 9 ñu ngi fi te tant que parewuñu alors duñ fi jógee ndax suñuy opération yi nga xam ne moom la ñuy def ni opération yi dafa tënku ci ñeenti mbir waaw benn mbir bi moom mooy li nga xam ne mooy pompe yi nag ñeent xeet ñu ngi ci waaw désinfection fi désinsectisation gi nébulisation gi saupoudrage mi ngi ci alors donc suñu jógee loolu ci loolu dañuy dem ci surveillance bu ñu jógee ci surveillance dañuy dem ci contrôle n'est-ce pas contrôle bi nag ak surveillance bi dina aj dem ci site d'hébergement yi mais aussi dina dem ci la voie publique bi ci mujj mooy police de l'hygiène bi bu ñu koy wax mooy boutique yi ak yenn infraction yi nga xam ne infraction majeure la nga xam ne mënuñu ko ba alors bu boobaa alors dinañ def police de l'hygiène pour mën a alors mën a delloo nit ki ci sagoom ak ci li nga xam ne moom la yoon tënk li nga xam ne ci mbirum set ak setal bu nu ci ñeent pàcc yooyu ma wax noonu buñ su jógee contrôle njaay mi ngi fi contrôle voie publique bi mi ngi fi contrôle camion citerne mi ngi fi contrôle ndox yi ñuy naan mi ngi fi parce que ñu ngi ak suñu appareil suñu mallette boo xam ne bii mooy saytu ndox mi bu ñu gisee ndox moo xam ne bi dafa am rëq-rëq ñu rectifier ko jéem ko soppi ba nga xam ne doomu aadama yi dinañ ko mën a jëfandoo ci anam yu mucc ayib en tout cas loolu moo ñu fi indi woon tey ñu ñëw fi alors marabout bi accompagner ñu comité d'organisation bi accompagner ñu ñun aussi waa service d'hygiène aussi macha allah ñu ngi ci terrain bi di liggéey alors vraiment en réalité lii moo ñu fi indi woon encore ci kii bi ñu xam ne nag ne ni ma ko waxee màggal gu rëy la màggal bu rëy nag liggéey bi day rëy il faut effectif yi doy il faut produit bi doy il faut oto yi doy te loolu yëpp doy na ah mais aussi ñu xam ne fii màggal gi li ko undu mooy Serigne Touba biñ ko yóbboo mu dem exil bi muy ñibbisee ci la dajeek maam Thierno Birahim seen daje ndaamal daaru loolu moo waral màggal gi te boobu mi ngi nekk ci 1912 donc loolu moo undu màggal gi daje bi nga xam ne Sëñ Touba moom la daje woon fii ak maam Thierno Birahim borom daaru 1912 moom la gars yi di def ni année bu jot seetlu nag ci année boobu dafa nekk année boo xam ne bii saa su ñëwee toujours day tombeek organisation bi mu nekk ci balaa ñuy dëgmal weeru koor toujours si lañ koy def alors weeru koor boobu ñu ñuy dëgmal dinañ fekk terrain boo xam ne bii du terrain boo xam ne bii point zéro la nekk dafa am terrain bi ay situation yoo xam ne dañ fi nekk en matière d'hygiène du dëgg donc situation yooyu nga xam ne moom moo fi nekk sibiru bi mi ngi fi alors feebar yi nga xam ne day jóge ci lekk wala ci gàtt yi ñi ñuy rey te duñ ko xool jóge ci njaay mi ak ci jóge ci waañ yi muy jigéen ñiy togg ci waañ yi kuréel yi donc yooyu xeetu feebar yooyu mën na fa jóge mooy feebaru yi nga xam ne mooy dem ci ñam dégg nga mooy toxi-infection waxoon naa ko sànq wala infection alimentaire mais aussi ci biir dëkk bi bu ñu seetloo ci ñun ñaa ngi liggéey waa ICG ñu ngi liggéey ak tout ça là mais manqué wul
yi nga xam ne mooy ndox yi nga xam ne liggéey génn ci fosse yi di wal yi génn ci kër yi di wal ak ndox yi ni tuur ak léeg-léeg jalu mbalit yoo xam ne dañ koy dajale ci mbedd meeg yooyu sax sëriñ bi jox na ndigal gaa yaa ngi koy dox tracteur yaa ngi fi camion yaa ngi fi setal baa ngi fi gaa ñaa ngi yëngu taalibe yaa ngi yëngu donc lu ci bëri booy xool sax presque wàññeeku na mais ñooñu tamit dañ leen di accompagner ak suñuy appareil pour mën a décontaminer maanaam ci xeetu saleté boobu nga xam ne mooy mbalit moom ñu dajale buñ ko décontaminer ba pare mooy mën a tax waa UCG yooyu mën ko jël n'est-ce pas bale tonni ko def ci camion yooyu mën ko yóbbu